asalaamaaleykum ñu ngi nuyu bépp auditeur u Rewmi FM ñi nga xamante ni saa su nekk ñooy ànd ak rajo bi di Rewmi FM Dakar 97.5 rawatina seen émission sociale toute la ville en parle tey ji seen émission sociale toute la ville en parle dalal Jean Fall nekk sociologue astrologue théologien ñu fas yéene waxtaanee coowal phobie yi nga xamante ni fan yi yéen ngeen koy dégg ci actualité bi insécurité bi faat yu bari yi violence yi nga xamante ni mi ngi am ci diggante way dencante yi peine de mort wàllum violence plutôt secte ak homosexualité daañu ko waxtaane ak kile di Jean Fall ñuy jéggalu bu baax a baax ci retard bi nga xamante ni am na lu ko waral rek moom mooy embouteillage yi nga xamante ni fan yi mi ngi am ci dëkk bi ñu ngi lay nuyu Jean Fall di la dalal jàmm. nekkuma maa ngi leen di fay di nuyu auditeurs yeeg auditrices yëpp di nuyu nag techniciens yi nekk ci cabine bi ñoo ngi xam ne ñu ngi def seen liggéey bu baax a baax yéen du ngeen leen di faral di dégg waaye daal ñu ngi leen di dalal di kontaan ci invitation bi encore une fois xam nga réew ñëw ci réew mi rek plaisir la pour man parce que sama rajo la waaw sama rajo la waaw réew mi sa rajo la mi ngi noonu ñuy amaat plaisir di ko dalal bu baax a baax ci émission bi tey ji comme que dañoo am retard ñu ñëw Jean Fall ci coowal phobie yi nga xamante ni fan yi am na xam nga coowal phobie yàgg na fi mais am na scandale bu mag boo xamante ni amoon na fi ñu tuddoon ci Thione Seck woykat boobule gis nga ni mu mujjee bi yoon mu ngi laal ab député nag du n'importe qui ban jàngat nga am ci xamuñ nag moo def wala defuñ mais ñu ngi ko ciy tudd mu nekk scandale bu mag soxal phobie circulation wu phobie yi ci société sénégalaise noo ko gisee ban jàngat nga ci am. waaw léegi ba dina kontaan ci tontu ci sa laaj bi ndaxte Olof Njaay dafa wax ne buñ lay jiiñ dëmm buñ la fekk ngay seeñoo yaxu liir gis nga boo demee ba am yenn nombal tànk yi doo toog ba nga xamee ne da ngay jékki-jékki di wax naan naka la tudd way yàqu naa woy lii lan la dégg nga taxaw bu ñu waxee nga daal di jóg rek mel ni benn kajo fu ci nekk ku wax nga saaga ku wax nga taxaw dégg nga di menacer nit ñi yooyu dafa nekk ci loo xamee ne rek te yow yaa ngi def ay jombe yoo xamee ne wóor na wóorul mais comme affaire bi dafa nekk ci justice dañuy wax rek que ni tuumaal boobu rafetul ci deram rafetul ci ñi nga xamee ni ñoo di ay mbokkam parce que moom rek nekk fa woon nekkul ca péncum réew mi moom rek nekk fa woon député benn yoon la mos a am ay affaire u député yoo xamee ne dafa pendant ni lii nag dafa jar sax su ma paree ma daal di laqatu wala ma génn réew mi ñu ma def ak defum waaw mais yow naka nga ko gisee le fait que ñuy tudd merci phobie yi ay phobie di ci tudd ay kilifa pas n'importe qui waaw ay scandale yu mag ñuy dégg ay milliards yoo xam ne ngay imaginer mais comment se fait lii mu leen am na ñoo xam ne seen bos mu ngi rëcc di dugg ci koom-koom bi ban jàng nga ci am. et puis ñu koy def duñu ay sénégalais lambda. jàngat bi moo di que ne lu fi yàggoon la te commencé di feeñ. gis nga bi année bi di bugg a commencé ak bi ñuy def affaire élection yi dama leen wax ne leen. gis ngeen yéen a ngi toog di wax. ay jinne ñoo fi nekk ak jinne ñoo war a raxas réew mi ak yeeg yu mel noonu ci biir telli jooju yëpp na ngeen dellu siwaat seen xel ci yàlla te xam ne yàlla dafa am yum ñu fi bàyyil ñun ci la ñuy sukkandiku pour rek mun a dégg nga jël askan bi di leen jox ay tegtal ci loolu nag dafa am comme yaa ngi wax léegi ne astrologue la donc ce qui fait que ci wàllu biddéew yi daf ci am benn biddéew boo xamee ne ba ñu ko gisee mu jóg rek di dem di fekk ji Capricorne di dem benn biddéew bu doy waar ci boobu laa ne ngeen def leen attention parce que fi ñu toll ni ay scandalu affaire financier ak yu mel noonu dina fi am te bu ñu demee ba mois de novembre décembre sax laa wax 2019 loolu mooy li nga xamee ne mooy fësal ni yàlla moo ñuy won boppam te war nañ delloo si suñu xel scandale financier maanaam lii yàgg na fi lii daf fi yàgg te ñoom dañ ci yàgg a nekk di ci yëngatu dégg nga mën naa am na ñoo xamee ne rëcc nañ comme ni nga ko waxee am ñoo xamee ne ñu ngi ci yoon bi dinañu feeñ mais lan mooy firndeel Jean Fall que yàgg na fi
que tey la door a feeñ. lii firndeel que ne yàgg na fi moo di que ne l'argent sale. kooku li ñuy wax l'argent sale kooku dafa yàgg dugg ci kii bi. gis nga yàppa ci biir màggal gi rek dégg nga ñuy wax ne. mais def leen attention parce que faux billets yi 2000 francs yi dafa bëri ay faux billets. te am na sax ay tata yoo xamee ne du ñu jël. faux billets de 2000. donc ce qui veut dire que ne ñu ngi ciy dugg dégg nga te koo ci jàpp rek mu ne dañ ma nax. te jël nañu faux billets yooyu def ci naan ci xooju ci. dégg nga diwu ci def ci lépp ba di ci mayee ci mbedd mi sax. buñ leen jàppee nga ne yàqu naa wala dañ ma ko jiiñ wala luñ ma takkal la wala yàlla moo ma liggéey wala dañ may kii mais gis nga c'est que dëkk bi ci boppam dafa amatul ay vertu jom moo fi amatul nit ñi nu ñuy mën a amee xaalis tout de suite loolu moo leen soxal noo amee moo la intéressé li nga xamee ne moom lañ daan wax jom li nga xamee ne moom lañ daan wax doomu buur ceddoo ak li nga xamee ne dañ ko daan toog dégg nga nekk géwél nekk géer da ngay am jom boo xamee ne dafay taxaw toujours da ngay gis toujours ñu ne man doomu géwél la doomu kii la mais da ngay gis ku Youssou Ndour am na 1000 francs yow nga ne damay war a am 1000 francs bi Youssou Ndour am te xamuloo Youssou Ndour nan la ko ndeyam mbootee alors donc affaire yooyu yëpp dañ ci war a dellu si xoolaat ko te nag dama lay wax une chose société bi fi mu nekk nii buñ ci jógul dañuy dem a dem ba nga xamee ne kii day jaar fi kii jaar fii tell ma rajax jooju dafa am ay bidéew yoo xamee ne ñooy dugg ci biir nit ñi ñoom ñooy influencer li ñuy dund xam naa dina war a am benn émission boo xamee ne dinaa leen expliquer affaire astrologie bidéew yi nan la ñuy def ci ñun ak li yàlla wax ci ni nga xamee ne noonu la tàqalee asamaan ak suuf ak ni mu defee ba nga xamee ne ñun dinañu noyyi lu xaw a yàgg ci bi kaw suuf ak ni mu jëlee dund bi di ko def ci biir ndox loolu yëpp dafa bokk ci ensemble bi nga xam ne soo koy analyser di xool naka la biddéew yi di influencer li may wax ni nga may xool ak ñi ñuy déglu ak état d'esprit bi ñuy dégloo loolu yëpp dafa am influence boo xamee ni ay biddéew spécifique ñoo koy def comme ni nga xamee ne jant bi noonu boo ngay feebaree ñu ne lekk weer leen ko ci naaj bi mu tane ak ni nga xamee ne noonu nga war a amee ay comme jigéen yeeg ñu mel noonu suñuy am c'est di faute deret ji muy gën a bare di wàññeeku te weer wi moo koy def ci suñu dund ak ci suñu comportement yooyu yëpp dafa bokk ci li nga xam ne am na ñu naan Jean maanaam Bougazelli même bu fekkee moo def sax dara du ko ci fekk dinañ ko libérer parce que ci nguur gi la fare ainsi de suite loolu loo ciy wax juste une minute. loolu dafa bokk ci li nga xamee ne rek. waaw li ñuy nit ñi jàpp nañ ni dana ci génn daal. nit ñi di dénoncer. nit ñi di dénoncer kumba am ndey ak kumba amul ndey waaye loolu dafa war a dakk parce que ñi nga xamee ne ñoo ñu jiite. dañ ñu sonal ñu jóg ay heure yoo xamee ne impossible bàyyi suñ njaboot wooteel leen su fekkee nag dañ ko bugg a jël nag daal di ne ñoom ci seen bopp ñoom rek la seen yaay jur boo xamee ne jur bu normal la bu boobaa nag askan bi boobu dina poser wu question ci li nga xamee ne bu ci génnee waaw ci boobu nag la ñuy xamee ne gis Sénégal ndax Sénégal ay nit ñoo fi nekk wala Sénégal ay dof ñoo fi nekk. léegi Jean ñu laaj la tamit ci problème mu insécurité bi nga xamante ni actuellement man comme d'habitude ni ma koy waxee mooy vrai terrorisme bi nga xamante ni sénégalais yi ñu ngi koy dund même soo nekkee sa biir kër sa xel du dal boo nekkee sa bërëbu liggéeykaay sa xel du dal boo génnee di doxi say soxla muy guddi ak bëccëg sa xel du dal yow ban jàng nga am ci mbir yooyu mbir moomu la agression yu bëri na cambriolage yi bari na faat bi tamit yomb na mais ñu ñëw déjà ci insécurité bi yow ban jàng nga ci am pour yow ci état bi la ci nit yi la wala exactement quel est le problème. Ndeykumba gis nga question bi nga ma posé. bokk na ci li nga xamee ne rek moom la ñuy réfléchir saa su jot. li tax Sénégal insécurité bi di fi yomb benn. da ngay dëkk ak koo xamee ne mu ngi nekk ak un danger réel di tux yàmbaa di def li muy def ak yu mel noonu ngay dugg sa kër di ko romb daal di ne doomu diw la sama dëkkandoo la su ma ko dénoncé daf may indil problème. beneen bi moo di que ni dafa am une rupture totale
rupture totale ak li nga xamee ne moo di ñi yore sécurité bi mooy police gendarmerie ak population bi parce que boo xoolee ci exemple historique yi da ngay gis que ne population yi bu ñu daan am ay di waxtaan ak policiers yi dañ leen di wax ay collaborateur agent secret yooyu dafa bokk ci li nga xamee ne dañ koy condamné ba nga xamee ne ku nekk yaa ngi toog fi nga toog affaire police suñ la ko waxee wala tribunal nga tëb tiit dégg nga moo te loolu dafa bokk ci li nga xamee ne ñoom si répression bi ñu amoon nga xamee ne policier da nga daan wax ak moom bu njëkk ba mu ne la foofu dóor la mbéj loolu bokk na ci li yóbbu fitu nit yi ba nga xamee ne dañ naan police daal alkaati jikkoom du bàyyi dóor yooyu yëpp da nga koy dégg alors yooyu yëpp dafa bokk ci affaire yi nga xamee ne distance boobu nga xamee ne waroon nañu di def sax ay journée porte ouverte yoo xamee ne police daf koy def gendarmerie da koy def dégg nga ñuy jël population yi di leen ubbil seen bunt yeeg yooyu pour que ñu mun a xam li nga xamee ne mooy mbir yi nga xamee ne moom mooy insécurité bi ak ñoom lan la ñuy daj ak lan mooy yi nga xamee ne bu fekkee ne def nañu ay jombe ci seen ci kii yooyu ñu mu am une facilité pas pour ñëw di dénoncer waaye da ngay gis que ni boo buggee def dara sax daal di ne man de su ma defee dara police ak gendarmerie mën na ko yëg te duma xam lu tax mu ko yëg te loolu yëpp du nekk affaire du dem ba yóbbulee sax ci affaire agent secret mais day indi rek loo xam ne dafay tax ñun ñu daal di toog mun a defar delluwaat ci li ñu suñu maam yi daan jàngal parce que suñu maam yi lañ ñu daan jàngal moo di que ne bu dee da nga dëkk ak sa dëkkandoo soo gisee doomam di def dara nga jubbanti léegi boo dëkkee sa dëkkandoo nga jubbanti doomam mu yóbbu la police buñ la yóbboo police nga jékki-jékki chaque jour nga gis ci émission yi faits divers yi ñu naan la man daal maa ngi nii dañ ma tooñ dañ ma génnee sama kër te waruñ ma foon a génne ak yeeg yooyu ku nekk kenn du xool kenn du wax kenn ku ëpp sa morom dóor réewum jën la rek mais te loolu yëpp rééducation ak formation population bi moo ci war a yóbbu soo gisee ay Taïwan ak Chine ak yu mel noonu yooyu yëpp dañu former seen population yi ba nga xamee ne ku ci taxaw policier la te doo ko xam. mais est-ce que tamit nekkul ni politique bi nga xamante ni état bi mi ngi koy def jëmale ko ci ndaw yi dafa des parce que am ñoo xam ne tamit dañuy laal côté chômage bi ndaw yi nga xam ne amuñ xëy ainsi de suite foog ñu dem agressé pour am lu ñu dundee ainsi de suite ñu ngi chômer peut-être dañuy drogué wu pour mën a génn dañuy tux yamba dañuy naan sangara pour mën a fàtte seeni problème ainsi de suite est-ce que côté boobu yow loo ciy wax est-ce que état bi amu ci une grande part de responsable par rapport ak politique bi mu amal Ndeye Comba jërëjëf ci sa question bi waaye pour tontu la ak Sénégal yëpp di ma dégg ba Sénégal nekkee Sénégal ba tey état bi mosul def dara jëmale ko ci jeunesse bi mosul def politique gu emploi mosul def politique éducative boo xamee ne bu jaar yoon bi ñuy commencé sax doon nañu wax ne boo jëmee école da ngay nekk première léegi fi mu nekk nii boo jàngul ci ngay am ay milliards dégg nga boo kiiyul ni booy nekk di naan sàngara di yéeg yu mel noonu wala di tox yàmba ci ngay am xaalis ba gis nga drogue bi ni mu commencé di jóg dégg nga ba nga mu yow ci sa bopp sax da nga naan waaw oto yu rafet yii waaw fu ñuy jóge kër yi gaaw a kii da ngay gis sa morom yi nekk di dawal oto yoo xamee ne dégg nga do nga naan mais man maa ngi nekk pendant 150 ans ci kaw suuf dégg nga 1000 francs sax pour ma am ko problème la waaye kii juddu bërki démb te maa ko tudd mu ngi di dawal yii di kéeg yooyu da ngay toog ba si yàgg man damay am nit yu ñëw ba si yàgg daal ne waaye yow ma Jean Fass yow doo ma ñaanal sax ma am ku ma may million xam nga yooyu yëpp dégg nga am na ñuy jóg di maye million ak fu ñu ko jëlee yàlla rek a xam xëy na seen wërsëg la waaye lii ngay wax ni politique de jeunesse dafa mosul am Sénégal dañ ko xamul sax kon loolu bokk na ci li andi mbir mi situation bi ñuy dund nii loolu dafa ci bokk état bi daf ci am responsabilité xooju ci ba nga xamee ne bu amoon kenn ci ñoom ku jóg ne daf koy kii sax ñu xeex la nga toog voilà léegi rey dafa yomb ci société sénégalaise boo déggoon rey nañ nit peut-être mën nga toogaat 5 ans 10 ans sax doo ko déggaat fii au Sénégal mais léegi pratiquement
chaque jour wala 2 jours wala semaine bu nekk au moins di nga gis presse bi relaté am na ko ñu faat naka nga gisee loolu maanaam faat daal dafa yomb dem na ba commencé banal sax. waaw ma wax la loo xamee ne xëy na dina la jaaxal. waaw li nga wax dëgg la te rey dafa jafe woon ci suñu biir. xam nga boo demee ba ci dëkku Europe yi nga xamee ne rey dafa yomb ak Amérique da ngay gis ne bu rey yi fa am ci waxtu yi dinañu jël nit ki topp ko pour xool ndax am na benn maamaat boo xamee ne dafa doon rey ñu daal di ne bon loolu nekkoon ci moom noonu gène boobu nekkoon ci moom moo transmettre ñëw ba ci kii loolu tax muy rey ak yooyu selon seen société cadre bi mu laaj ñu daal di jël nit kooku condamné ñun nag dafa bokk ci li nga xamee ne bëgg naa am oto ak 1000 francs Youssou Ndour boobule bëgg naa am li nga xamee ne moo di jigéen bu rafet bëgg naa am xaalis dégg nga fi mu nekk nii coow li dafa sëmbaxloo mooy li ngay gis ci embouteillage yi ngay gis nii nga xamee ne dafa am indiscipline notoire dégg nga nit yi mel ni dañ leen xabtal ñu nit ñi xabtalu te loolu yëpp dafa am phénomène boo xamee ne li ci ëpp 95% bi. ay biddéew ñoo koy créer. mais ça veut dire quoi ay biddéew ñooy pousser ni ñuy effectivement mais ci naka genre expliquer. xam nga parce que faat bi dafa yomb. yow parfois sax am na ci koo xam ne sax dafa fekk waa ji taxaw mu ñaan ko café. mu ne ko mayuma la café mu dem këram uti jaasi xaw ma. paaka yow wax nga wax ji. waaw wax naa la ne wax naa la may ma cigarette. waaw 1000 francs Youssou Ndour boobu. bu ma ko mënul am mooy indi comportement yooyu. maanaam violence. boobu les Sénégalais sont devenus violents. non Sénégalais yi devenus violents. Ouais. Sénégalais yi dañu toog ba jékki-jékki gis. ñi la waroon na joxe exemple comme ñi ci nguur bi ñoo la ñu waroon a def pour que ñoom fi ñu yegg nit ñi am chance su yaakaar ne dañ fay yegg parce que dañ yaakaaratul affaire politique soo waxee sax ñu ne la politiciens yi buñ ñu fi kii léegi nañ def une 3e voie nañ def ay mouvement pour jël nguur gi. léegi dootul parti politique. conformisme bi mooy mel ni sa morom war a bëgg li sa morom am dama ko war a am par force te xamuloo nu ko yaayam bootee. loolu moo indi xabtalu bi nga xamee ne taxaw na ci suñ société te defuñu dara ñun. pour protéger suñ société par rapport ak. situation bi maanaam révolte nga bëgg a wax. du révolte non. du révolte c'est-à-dire que du tamit la maanaam suñuy ressource benn groupe bu ndaw ñoo koy jël di ko pàccoo bàyyi ñeneen ñi. effectivement loolu daf ci bokk. loolu nga bëgg a expliquer. loolu daf ci bokk li ma bëgg a expliquer c'est très simple. tey jii nguur gi waroon nañ teg ay situation yu favorable ba nga xamee ne soo duggee école ba génn mu wóor la ne di nga dawal oto bu rafet. léegi ce n'est pas le cas dem nañu ba nga xamee ne dañuy toog ay at. di xool système éducatif bi ni mu mel ak yar gi nan lañ ko war a defee njàng mi nan lañ ko war a defee ñuy toog di xool di taxaw di géeg yu mel noonu te du responsabilité état bi rek parce que ñiy jàngale aussi ñun bu njëkk ba suñu maîtres yi ay modèle lañ woon mais léegi da ngay jékki-jékki ñu daal di ne la bon sama surveillance ba ma doon def ci bac bi joxuñu ma ko kon nag du ma jàngale ji te boo ko xoolee ba ci biir da ngay gis ne ba waajile mu ngi toog du xëy mosul dugg ci école bi mu ngi xëy di yore ay mallette wala di sax di raxas ay billets. xam nga yooyu yëpp ay phénomène la yoo xamee ne ñooy pervertir société bi noonu muy pervertir société bi dafay appliquer wu ci comportement yi ak ci taxawin bi nekkin bi parce que cette absence de politique réelle de jeunesse boo xamee ne Sénégal mosu ko am depuis ñuy nekk kii da ngay yii ñuy gis ne yëpp da ngay gis jeunesse socialiste d'ailleurs même bu ñu lay financer sax dañuy financer ñi nga xamee ne ñoo bokk ak ñun ay kii yooyu par parloo beeg kii yu mel noonu moo indi lii. léegi philosophie bi mooy xaalis kenn du ko liggéey dañ koy lijjanti. waaw léegi loolu nag day dem ba nga xamee ne mbir mi day yomb da ngay toog ba si yàgg jékki-jékki daal di wax di ma ne la dama la nopp nga ne ma nopp ma la ma daal di la jëm paaka wala ma di la kar ci mbedd mi wala damay séeg yow. dégg nga léegi man comme que man ma di def naka sudul noonu ba yow ci sa bopp nga daal di ne bàyyi ma gis ku ëpp yërmande ci yow nga ne da nga fay dem nga daal di ne non kii ci man rek lay yellool xaaral ma rey ko
exactement yooyu léegi violence conjugale yi maanaam way dencante yi jëkkër ji faat na jabar ji faat na jëkkër ji jëkkër ji plutôt mi ngi fitnaal jabar ja ma ngi koy dóor ma ngi koy saaga du ko jox dépense ainsi de suite violence conjugale boobu nga xam ne actuellement ñu ngi koy dund pratiquement ci 90 ménages wala en tout cas ménages yu bëree bëri jigéen ñi ñu ngi jooy ci violence boobule lan ngay wax ci violence conjugale yi léegi nag dem nañ ba ci toll foo xamante ni yamatuñ sax si dóor wala leneen ak leneen wala saaga wala tëye koppar yoo war a jox su soxna mais léegi dañuy faat da ngay gis jëkkër ji faat jabar ji wala jabar ji faat jëkkër ji. question bi ko jiitu li ma tontu xam nga moom mooy mu war a ñëw taxawaat fii waaye li nga xamee ne moo indi lii yëpp maanaam fitna yi ci biir kër yi. fitna yi ci biir kër gi mooy benn dafa am benn comportement boo xamee ne diine bi daf ko mooñaale ci biir sëy yi ba pare lañ gisoon mag ñi di ko def bu njëkk ba yooyu yëpp dafa ñëw nag mooñuwaale ci biir mais dafa bokk ci li nga xamee ne dañuy foog ne sa alal boo toggee ba daal di ne kenn du ma yaakaar yab ma da ngay foog ne li nga yore kile la da ngay foog ne li nga yore sa objet la yaa ko moom ndax dañ lay wax ne la jigéen dégg nga dafa war a topp jëkkëram da ngay dóor mais jamono bi ñu nekk ni dafa am benn loo xamee ne avant ñuy yegg 1975 parce que 1975 si nga gis féministes yi nii ñu naan égalité de l'homme et de la femme ñoo bokk gestion beeg yeeg yu mel noonu avant loolu dans le monde entier jigéenu Sénégal moo fi gënoon a nekk jigéen bu libre jigéen bu libre moo di que ne avant 75 gis nga ay jigéen yi nekk France amuñu woon sax signer chèque ñemewuñu woon a jël tubaab yi laa la wax ñemewuñ seen jabar ñemewuloon contracté ay crédit mais fii dañu juddu fekk boo ñëwee di wut sax jabar da ngay wax ak ñu góor ñi ñu ne man awma benn problème ak yeeg yooyu bu dee da ngay bëgg a joxe autorité jour boobu bu fekkoon da nga naan dóor sa jabar sax bu la ne moo yow kenn rek yaa ko jur da ngay gis pavi daal di ñëw ne la mais wax ngeen man amul problème mais dem na ngeen waxtaan ak jigéen ñi kooku dafa am cër bu ñu leen joxoon cër boobu ñu leen joxoon loolu moom moo mureeku moo uñeeku ba pare mu amul benn législation boo xamee ne mun na te mu existé na existé na pénal boo xamee ne par exemple soo violenté nit ki ngeen nekkal ak kii yu mel noonu wala ba ci xale yi sax da ngay ñuy wax droit de l'enfance donc da ngay gis États-Unis soo demee 911 rek nga daal di gis sa doom mun na xëy suba rek dégg nga doom bu am 5 ans daal di ne my father dégg nga is very xaw ma rek da fight yooyu rek nga gis ñu woosi la nangu ko nga jommi waaw fii nag amul loolu fii da ngay toog ba si yàgg bu la sa jëkkër pesee nga daal di ne man kat rus naa def loolu da ngay toog ba si yàgg ñu sa jëkkër di la noon nga daal di ne man kat rus naa dem yóbbu ko tribunal ak yu mel noonu environnement bi di am pression bu ñuy def ci yow belle famille bi di am pression bu ñuy def nga am loo ciy xool nga dem ba ci say yaay yaakaar ne dina la kii sauf il y a des cas d'exception dem ba si yaakaar ne moom dina la protéger mu daal ne la muñal et c'est ce mot muñal là qui est vraiment le véritable poison des situations yi nga xamee ne kii kon muñal bi moo indi lii ñuy faatante ci biir kër muñal bi moo indi lii yëpp muñal bi lii yëpp la ndaxte bu fekkoon ne boo reyee ñu rey la balaa ngay rey di nga ko xoolaat te gis nga ba tey sax nga rey ñu rey la taxul dégg nga problème bi réglé wu donc ce qui fait que dafa am toujours ko xamee ne da ngay ñëw mu ne la di nga ma fay sama xaalis wala dinaa la yóbbu foo xamee ne wala boo ma fa yóbboo itam te yoreel la ba pare daal dara duma ci fekk yooyu yëpp ay det kii la yoo xamee ne dañu war a toog dégg nga xoolaat suñu bopp daal di renforcer waat suñu institution yi mais bu ñuy renforcer institution yi dafay fekk ne yow boo toogee yaa ngi dégg sa njaboot bu fekkee ne par exemple te fan yi dama dégg benn waay boo xamee ne dañuy wax dañu jàpp doomam mu daal di ne dañuy toog rek régler ko te wax na dëgg parce que su ko deful keneen dina jóg def loolu ñeneen ñaa ngi def loolu da ngay am sa mbokk muy def ay yu mel noonu nga daal di ni xaaral ma daal di ko aar parce que bu ma góor yi rek a sonn
pour résumer ce que je dis gor ñu ñoo sonn. soo goree foofu ñu rey la. donc ce qui fait que ni comme yow sa doom su defee buñ ko jàppee. dégg nga jël ko génne ko foofu man it sama doom bu defee buñ ko jàppee ma génne ko. bu ñu demee ba ci biir rek ñu daal di ne boo ma yóbboo fii itam dara du ma ci fekk ñu ngi leen di fàttali yéen a ngi suivre seen émission sociale toute la ville en parle tey jii Ndeye Comba Moreau dalal Jean Fall nekk sociologue théologien ak astrologue mais est-ce que Jean Fall d'accord nga ci peine de mort parce que gis nañ ni agression day am ñu faat ci bakkan jëkkër ak jabar danañ jote bakkan root ci maanaam rey yomb di nga am ak problème nit sax di ko fayeeku sa bor wala ainsi de suite sax mu faat la ci faat yomb am na ñoo xam ne nee nañ ñu andi peine de mort peut-être moom moo mën a régler situation wala mu ko mën a wàññi d'accord nga ci wala d'accordoo ci looy expliquer. mbir mi du question d'accord ci wala d'accordoo ci parce que xam nga ku mel ni man. balaa may jël position. dafay fekk mu poser le pour et le contre ak ba nga xamee ne dinaa xam exactement. lan moo nekk ci derrière tout ça. gis nga ba dañu lay Olof Njaay dafay wax ne rek soo wàccee sa ànd boo ñëwee dellu see fekk keneen toog ci. xam nga dafa am ay méthodes yoo xamee ne kii bi colonisation bi daf ñu ko indil. dafa am ay réglementation yoo xamee ne colonisation bi religion bi daf ñu ko indil ñu nekk ci ba nga xamee ne léegi fi ñu nekk nii dafa am des institutions yoo xamee comme ay ONU comme institution ay droits de l'homme yooyu nga xamee ne kooku moi je n'y crois pas du tout parce que tey jii képp koo xamee ne yaa ngi jiite fii ay organisation Sénégal laa wax de droits de l'homme su ñëwee fekk sa doom buñ ko reyee nga daal di nga xamaat di nga amaat beneen position. te boo xoolee ba nga xool daal di ne boo ko reyee itam du tax kii dee woon dellu si. bu boobaa da ngay commencer waat di wax naan bon ay kii religion bi rek lay sauver nga daal di ne mbiru yàlla. bon bu dee gëm nga te gëm-gëm bi nga xamee ne yaakaar naa ne ñun en tant que ay gëmkat. ku gëm yàlla ñu ngi koy def. ñun suñu bos dafa des bu Sénégal dafa des. dafa des ndaxte munuma imaginer. ñuy toog ba fii ci biir Sénégal ONU ak ay Nations Unies di sommer le Sénégal di interpeller le Sénégal pour que ñu daal di dépénaliser li nga xamee ne moo di homosexualité bi. dégg nga ba nga xamee ne église bi ci boppam sax dañu wër. dégg nga pour di indi li nga xamee ne ñoom ñooy ñu daal di ne def seen fatwa boo xamee ne mënuloo gëm di def loolu wala mënuloo gëm di dem ba sax di dugg ci li nga xamee ne moom la ñuy wax ay franc-maçon coow li lëmbee na fi ni ko xalif général bi waxee. ci loolu yëpp nag ñuy góor nag di taxaw benn kilifa bu mag. dafa mës a taxaw. ci rajo bi di def conférence am daal di ne gis nga ñun Sénégal ni ñuy jaamoo yàlla. bu ko yàlla xeebee rek muy Serigne Cheikh yàlla na ko yàlla yokk leeram. yàlla na ko yàlla yërëm ak ñam fa nekkal. bu yàlla xeebee li ñu nga xamee ne moom lañ koy jaamoo rek yàlla day perte. gis nga kilifa bu mag loolu mu wax noonu dafa rëy mais loolu mu doon wax noonu soo xoolee tey ji ñu dem ba nga xamee ne ONU mu ngi taxaw di wax naan ay nañ dépénaliser dépression waaw ak yooyu. dégg nga tamit xalif général bu Tidiane li mu ci wax. beneen bi. waaw. daa di jëm ci li nga xamee ne mooy article 18 du code de la presse. di taxaw di interdire le journaliste pour que mu daal di gis benn nit daal di ne ko yow borom ñaari tur nga. wala muy wax ci borom ñaari tur boo xamee ne dafa nekk ci naan tijaan la murid la ak yeeg yu mel noonu yooyu dafa am benn système de répression boo xamee ne dafa doy waar ci loolu. ci biir loolu ngay gis ay nit yoo xamee ne dañu dëkk ci dëkk yoo xamee ne gëm yàlla bi sax dañu koy kii parce que soo demee ba nga xamee ne dëkk nga ci dëkk yu mel ni comme Bénin. dëkk yu mel ni comme Congo ay dëkk yooyu l'islam bi dafa sooxe dafa rafle mu am ñoom ci seen bopp ñu toog daal di ne fii ku fi am ñaari tur dañ lay rey
ñooñu di dawee foofu laa la wax de. di dawee Bénin di ñëw ba Sénégal. malgré que xalif bi li mu wax ne gisoo benn koo xamee ne ku rëy làmmiñ yooyu di wax naan yàlla nee na fii yàlla nee na fii déggu kenn ku ko jël relayer ko. parce que dañ ko waroon a topp wax ak moom. dégg nga li mu wax ñu xoolaat ko seet ko segg ko. dégg nga defar ci suñu jikko defal ci suñu culture mais gisoo kenn ku ci wax. mais interpellé na directement état bi ci affaire góor jigéen ñi. mais interpellé na état bi mais état bi ci boppam léegi wax naa la ne article 18 code de la presse gis nga ni mu jëlee journalistes yi tënk leen ci loolu. dégg nga te ci biir loolu. dañu war a xoolaat gis nga ne dañu gën a protéger les dañ leen di gën a protéger. protéger boobu ñu leen di gën a protéger. mais gisuma ko sax mais dama koy dund ndaxte maa ngi wax yeggalaguma nee naa la boo demee Bénin jóge Bénin. jóge fa ñu nga daal di ñu wax gis la nga daal di tàllal sa bët dëngal sa bët rek ñu daal di ne la dañ lay rey ba pare jël pneu sol la ko tàll la. ngay jóge Bénin di ñëw ba ci dëkk boo xamee ne 85% de musulmans 20% de chrétiens. ngay ñëw di dund couple fii ci biir Sénégal. mais c'est un scandale te dara du la ci fekk. te dara du la ci fekk c'est un scandale li ngay wax ni am nga ci preuve yow. am naa ci preuve d'ailleurs. boo jëlee boo demee le 11 ou 15 novembre. dernier. boo am na benn reportage boo xamee ne RFI def na ko ñu interpellé béninois boo xamee ne dafa dawee dëkkam ñëw ba Sénégal mu ngi dëkk fii Ngor. quelque part. dégg nga ci ñëpp di ko dégg boo demee ci émission boobu référence boobu mu nga fa ñoom dañ lay wax ne la mu ngi nii ñun fii la ñuy ñëw di couplé wu te du couple jigéen a jigéen góor la. di dund normalement. nee nañ tamit association wu homosexuels yi bari na fi am nañ ay récépissé am nañ sax aide boo xam ni mi ngi jógee ci. état bi ak Nations Unies ainsi de suite. peut-être yooyu yëpp dafa nekk yoo xamee ne rek dafa nekk yoo xamee ne c'est vrai que ne ku nekk war nga mun a am sa liberté waaye waruloo ñëw gêner ba nga xamee ne da ngay jékki-jékki di gis ñuy toog ba ne dañuy sax jékki-jékki da ndeyale nijaayale bàyyale xam nga yooyu yëpp dafa nekk loo xam ne ñun bu njëkk ba ñuy dégg ñi borom ñaari tur yi ñoom dañ naan kii am na ko mais dañ daan kaf di ree dañ ko daan intégré sax bu ngénte bu amee suñu leen gisul du ñu am kii parce que ñun ree lañ ko defoon waaye léegi affaire bi dafa ëpp dayoo voilà dafa am yeneen yu ci Jean Fall waxtu bi bariwul mais faaw ñu laaj la tamit ci secte yi bari waxuñ sax franc-maçonnerie ça c'est autre chose mais secte yi actuellement dañ ne dafa bari ci dëkk bi loo ciy wax. xam nga ak lu ko waral. xam nga lépp boo koy xool. li nga xamee ne mooy lalu ci suuf mooy toujours affaire xaalis affaire am-am affaire xool ma ni ma mel xoola oto bi may dawal. xoola kër gi ma tabax. yooyu yëpp. mooy indi li nga xamee ne rek moom laa lay wax toujours dégg nga di la wax comme xalif bi ndeysaan xalif général des Tidianes ni mu ko waxee dégg nga may delluwaat di wax askanu Sénégal ne leen ku nekk mun nga dem ci secte bu nekk sa digganteeg sa yàlla la mais li wóor moo di que ne munoo nekk chrétien nekk franc-maçon dugg ci secte munoo nekk musulman dugg ci secte kooku na leer. mais lan mooy secte exactement juste 1 minute 2 minutes bala ñuy dem suñu dernière question lan mooy secte Jean. waaw secte. mu ngi mel ni comme par exemple rek ni nga xamee ne noonu la ñuy def confrérie yi nga xamee ne comme Tidiane nu mu tuddati Tidiane Murit yooyu dégg nga ñoo ay nit yu bokk même idéal même congrégation tënku ci benn charte boo xamee ne la nga xamee ne bu dee dañuy gis la lumière bu dee dañuy gis yàlla foofu wala seen beneen yàlla wala beneen lumière beneen influence boo xamee ne mu ngi taxaw di ñëw ci ñoom donc loolu ñu am li nga xamee ne noonu lañ koy jaamoo noonu lañ koy tarbiyu la ni ñu koy tarbiyu dégg nga moo tax ma daal di jël murid yeeg ci secte yeeg yooyu pour nit ñi gën a mën a comprendre mais c'est pas la même chose mais ñuy daal di tarbiyu li nga xamee ne moom mooy idéal bi nga xamee ne moom motivé direction bi nga xamee ne fa la secte maanaam am nañu naan ñi bokk ci secte yi ay taalibe seytaane lañu loo ciy wax
non maanaam la ñuy def yàlla bëggu ko santaane wu ko. non xam nga seytaan la ñuy def. non xam nga bokkaale. xam nga bokkaale. yàlla mosu ko bëgg. te xam nga yooyu dafa ci am yoo xamee ne par exemple boo demee ba Extrême-Orient comme Japon kii yu mel noonu ak ñi nga xamee ne ñoom ñoo nekk ay Chine ay yu mel noonu am na ay ñoom même Bouddha sax am na ñuy dem ba ne sax Bouddha ak yàlla benn la waaw parce que dafa bokk ci li nga xamee ne mooy yàlla bu unique beeg yéeg yu mel noonu bon c'est à vérifier mais li nga xamee ne moom laa la mën a wax rek ci affaire u secte yi la moo di que ne bu Sénégal li ciy dugal nit ñi rek moo di que ne ñàkk xam bi bokk na ci ak li nga xamee ne mooy bugg a am le gain facile waaw am bu gaaw bi daal naa am rek nu ma ko amee loolu yëpp ci influence yi nga xamee ne moo koy indi la waaye du gëm-gëm boo xamee ne da ngay toog ba si yàgg parce que nit ku toog ba si yàgg ñu tàggat la ci yàlla suñ borom nga xëy suba daal di ne damay uti leneen loo xamee ne taxaw na fii wala damay bëgg a nax nit ñi loolu mooy li nga xamee ne moo ñuy daal tout le temps te fa lay daanele moo di que ni dañuy foog ne suñu duggee ci néeg tëju mun nañu def lu leen neex te yàlla du leen nit ñi gisuñu leen nit ñi la ñuy gën a ragal nit ñi la ñuy gën a nëbbatu ko yàlla te xam lu ñuy def yàlla ci teg bët. léegi dernière question fi ñuy jeexalee nga tënk ko muy affaire un peu politique ñu ngi laam-laamee 3e mandat Macky Sall ainsi de suite en tant que yow astrologue di yëngatu ci wàllum voyance yow lan nga ñuy wax ci 3e mandat boobu est-ce que Macky Sall dana am sax 3e mandat wala dana ko laaj est-ce que dina yeggale 2e mandat bi loo gis nga yàggul dara ñaari fan ñetti fan defe naa lundi mercredi ou lundi bi passé génn naa ci benn média di wax ne journaliste ba ma fa génnee dafa ne man dama ne Macky Sall day dem ay 2020 waaye loolu man mosuma ko wax waxoo ko yow waxuma loolu waxoo ne Macky Sall 2020 lay yem waxuma ne mandat bi du ko yeggale mais li ma wax loolu moo tax sax yow ci sa bopp may yónnee la gi pour nga xool propos yi nekk ci biir ak moom li mu bind léegi loo wax Jean waaw Macky Sall dana yeggale 2e mandat waaw wala déet ma ne 2e mandat bi li ma wax dafa leer dama ne Macky Sall ba muy laata nekk président dafa amoon ay mouvement planétaire yoo xamee ne dañ doon am ñu nekk ca ñeenteelu at ba moom mu ñëw taxaw daal di nekk 2012 ma daal di ne moom dina am moom mooy nekk président de la République wax ko ci 2009 laa ko wax ci benn journal bu ñuy wax l'Observateur le 27 juillet 2009 ku ca dem di nga ko fa gis numéro 117 45 boo fa demee di nga fekk li ma wax noonu carrément ñu def ko fa waaw 2000 waxtu bi jeex na wax 2018 waaw wax ñu Macky dana laaj 3e mandat dina ko am wala du ko am mais 2018 waaw 2019 li nga xamee ne moo ci nekk rek mooy di que ni 2019 bi 4 am na changement planétaire boo xamee ne la ko waroon a teg ca nguur ga jeex na kon 3e mandat du ko am même su ko laajee 3e mandat même bu ko laajee du ko am boobu dafay fekk Macky Sall bañ Sénégal yow dafay fekk Macky Sall bañ Sénégal du am 3e mandat fii parce que Sénégal ci boppam Macky Sall 2024 man ci sama gis-gis dafay dem lay koy ñëw kooku nag mënaguñ ko wax parce que suñ ko waxee léegi dëkk bi dootul liggéey. Mais parce que dañuy nekk di ko xeex di ko xeex kon gis-gis bi des na. non kan mooy remplacer Macky Sall. non kii remplacer Macky Sall kooku kenn du ko wax parce que soo ko waxee. Karim la wala. ban Karim. Karim Wade la wala. Khalifa Sall. Karim da ngay laaj papaam da ngay laaj papaam. waaw c'est peut-être ma fille qui sera présidente. ayca mi noonu ñuy remercier bu baax a baax ki lee di Jean Fall nekk sociologue astrologue théologien di ko remercier ci disponibilité di remercier suñu auditeurs yi ànd ak ñun chaque samedi Léon Paul Mendy ci réalisation bi ak ci technique bi ba samedi prochain 10h jàpp 11h ci beneen émission beneen thème ak beneen invité jaa ngeen jëf. dëkk bi ku nekk ak li nga yellaan dëkk bi ku nekk ak li nga tolloon dëkk bi ku nekk ak li nga méngoon dëkk bi ku nekk ak li ngay duroon dëkk bi ku nekk ak ki nga juboon dëkk bi. Rewmi FM. Vous écoutez Rewmi FM 97.5.